man nag maa ngi commencé ci école élémentaire sama primaire bi nekk Baobab 2 ñu xamee ko ci Mass Massaër Niane 2 fa laa jàngee sama primaire ma jógee foofu nag daanaka au collège maa ngi woon Jean de La Fontaine ak Lamine Gueye après boobu nag ma pare sama collège ci concours de secondaire bi nag ci laa commencé di jàng ci wàllu technique bi fa laa commencé def seconde T général première T2 terminale T2 léegi bi ma demee nag ba am sama bac technique après ci laa def benn concours fële ci entre Sénégal Japon la ak Sénégal Inde léegi nag daanaka Sénégal Japon fa lañ ma sélectionné wee ma commencé nag def lii di cycle BTS brevet technicien supérieur en électromécanique fa laa amee sama BTS. après BTS bi jaar naa fële consortium d'entreprise bi ñu naan CDE nekk Bel Air fa laa commencé di def stage ci câblage domestique yi ma jugee foofu jaar naa tamit Patisen mooy usine agroalimentaire bi fa laa nekkoon comme opératrice ma fa jugee après dem Dangote waaw Dangote tamit maa ngi woon foofu tamit ci engin lourd fa laa commencé daanaka engin lourd yi maintenance technicien de surface ak planification de maintenance fa laa commencé ci domaine bi mine bi léegi ma jugee nag Dangote ci laa ñëw fi mu ne nii nekk ci Sabadola Gold bi. EGO nag pratiquement comme technicien de surface maa ngi nekk foofu benn département bu ñu naan HME high maintenance equipment ci section électrique foofu nag sama liggéey sama quotidien mën naa ne je suis dans la réparation dans l'installation des machines dans les réglages des fois dans les réglages des rechanges de pièces des fois pièces yi défectueuses rechangement yi et je peux dire daal en gros ñun daal ñi ngi nekk di sama quotidien daal mi ngi ci disponibilité wu machine yi je fais tout pour que ñu am disponibilité ci machine yi consistant la réparation l'installation ak voilà des mises à niveau. comme ni nga ko gisee nga ni mbaamu camion ay 100 tonnes yooyu la de ni ñu koy waxee rek pièces yi moom des fois am na yu diis am na yu diisul mais nag ñun bu dee dafa am wàllu pièces yu diis yooyu noonu dañuy am tout am matériel yoo xamante ne ñoo ñuy dimbali tey ba ñu mën a bañ a def suñu doole bi yëpp ci liggéey bi moo ñuy jàppale daal dimbaliñ ci lu bëri te tamit comme partie électrique bi moom des fois côté boobu mën naa ne pièces yi diisul noonu comme côté mécanique bi domaine ma nekk et aussi xam nga rek naan liggéey moom ça se fait à 2 ça se fait à 3 mbooloo mooy doole xam naa nag loolu la mais tamit waa doole bi moom il faut nga soxla ko tamit. ambiance bi foofu neex na ça va parce que ñu naan da ngay dem ba presque nekk en famille ñi nga xamante ne ñoom ngay nekkal pratiquement 4 semaines chaque jour ngeen di yeewoondoo di gisandoo bokk fi ngeen di añee fi ngeen di ndékkee fi ngeen di liggéeyee wàcc tamit bokkaat pratiquement logement yi foofu. c'est vrai que waa ay bloc la bloc des garçons bloc des filles oui mais après boo leen reeree ba pare des fois ñi toog génn buntu bloc yi wala ñu war a dem sport salle de sport baa ngi fa ñu war a dem defi natation tamit piscine baa ngi fa ñu war a dem kaw jël verre dem am na aire de distraction te après daal da ngay mujjee ni sax da ngay mel ni ku wàcc dem nekk sa kër rek di def en plus after work. dawal engin bi nag commencé woon naa ko daanaka Dangote mais tamit bi ma ñëwaatee Sabadola aussi perfectionné naa ci commencé waat ak dawal bi parce que tamit dañ lay opérer ni ñu koy waxee dañ lay jàngal ba nga mokkal ba nga commencé nag te xam ni que technicien moom doo nekk conductrice tout le temps sur le terrain mais comme machine bu paane quelque part booy def sa maintenance voilà là tu es obligé nga dawal machine bi yóbbu ko place A ba place Z
pour mën a def intervention bi wax. jigéen ñi bëri mais ñu ngi ci yeneen département yi mais man moom sama département bëri guñu noonu ñaar rek la pour le moment. daanaka nag passion la naa ni ñu naan xëy na doon la dodo wala dara parce que sama papa tamit homme de terrain la woon c'était un grand électricien mun naa ne loolu la te depuis après BFEM bi noonu plupart moo ko doon gis affaire yooyu muy wàccee ay filam ay yooyu noonu ma ko doon wax naan ko ci lii moom xam naa dinaa ko defi léegi xam naa depuis boobu nag la ne sama xel seconde ma dem def série technique bi ba yàlla tey indil ma ci lii. rek chaque liggéey moom nañuy prêter à la sécurité en premier lieu daanaka moom ñun moom nee naa loolu moom pratiquement saa yu ñuy liggéey rek dañuy veiller ci sécurité bi ndax li nga wax danger moom fu ne lay jugee te waaw wàllu électricité boo koy wax mais nag dinañu def suñu kéemtalaay kàttan ni ñu koy waxee comme Take 5 di càmbar liggéey bi xool xalaat xool lan la ñu mën a éliminer wee danger bi ba pare pour comment soogee commencer entamer suñu liggéey def ko ni mu waree ndax li nga wax rek balaa ngay yéeg ci machine yi waree dépanner yooyu noonu yëpp da ngay xool isoler couper courant bi boo waree tester tamit nga ñëwaat taal courant bi xool def attention bu baax a baax li nga wax rek moytu ak fagaru rek la. daanaka nag maa ngi toll ci 1 an ci mois de mars bi laay soogee am Sabodala 1 an. secteur bi daanaka jamono ji tey liggéey yi fépp a saturé communication banque finance yooyu yëpp a saturé mais dafa nekk liggéey ba nga xamante ne da ngay am sa métier ba pare te boo ko gëmee bëgg ko rek tu vas t'en sortir. may commencé te liggéey Patisen boobu maa ngi nekk opératrice machine def naa loo xamante ne dinaa am regret mais des fois su ma toogaatee dama naan déedéet est-ce que xam naa jaroon na ko wala moment bee ko laajoon. maa ngi toog di liggéey jékki-jékki rek man daal dafa mel ne dañ ma fëgg pause bi di waaj a jot rek ma ni sama collègue bi ma dendal à côté ma ni ko Wade pause bi après dama bëgg a dem waaye mu ne ma waa doo dem ma ne ko dama bëgg a ñibbi mu ne ma ñibbi mbaa jàmm ma ne ko déedéet xaw ma lan la mais sarax ma rek bu sama superviseur bi ñëwee ne ko Suzanne dafa dem toilette parce que 12h30 bu ñu reprendre tee rek xam nga 15h lu ci des du bëri nga jàppale ma rek géreel ma sama machine mu ne ma ah waa d'accord comme ki lii moom mbaa jàmm du wax noonu ndax lii mosoo ko def ma ni ko man sax xaw ma mais jàppale ma rek daanaka ni may paree midi bi ñuy sonné pause bi ba ma génn di jël taxi bi upp ko nekk te saa daaw ma wàcc ba jël taxi man ba tey après damay ñëwaat sama bopp ma naan ndax lii lan la woon ma jël taxi dem rek may dugg si kër gi maa ngi fekk nit yi ci ëtt bi boo gisee nii laa leen doom dama ñëw rek salaamaaleykum comme ni ma doon tooñee yooyu yëpp fekkuma ci dugg rek jubal ci néegam ñëw ne ko papa ji wuyuwul ma taal lampe bi ma taalee lampe bi rek yam ci moom ma gis kanam gu ma musul gis ci moom def nii rek ñu naan xëy na heure bee doon waaj a jot noonu daal laa gisee kanam gi xaw a kii rek ma téye ko samay loxo bu ko téewee nag ma ni lii de xam naa lu ma njortu sama ñaaw njortu daal xëy na loolu la moo taxoon ma bàyyi maa ngi duteewul maa ngi craindre daal naan sama machine ba ma bàyyi instant yooyu noonu après pour sama chef bu ñëwee lim ma nar a reproché ak yooyu noonu yëpp pareegu ma ñëw fekk lii mais instant yooyu mu téye sama papa ba ñaanal ka téye ko nii nag naan lii mbaa jàmm la ak yooyu noonu après nag ci laa téye nii rek woo médecin bi ci saa si ma expliqué ko ne ko sama papa de maa ngi koy woo wuyuwul kanam gi ni kii jotuma sax nag yuux wala dara mais maa ngi resté forte daal te ci noonu rek sama médecin mo ne ma waa jëlal taxi rek ngeen undi ko ndeke yoo balaa ñuy dégg fa la yam après ma xalaat ne nag tooñ naa sama patron ci liggéeyukaay bi de mais benn côté maa ngi naan xëy na lii laa waroon a fekkee loolu nag fi mu ne nii mooy commencé liggéey ba tey loolu moo ma marqué si sama carrière daal fi mu ne nii. comme ni nga ko waxee rek complicité moom entre papa ak doomam bu jigéen rek déjà mais toll na ni que tamit daanaka période boobu muy feebar yëpp man maa nekkoon ak moom man maa nekkoon ci ay documents am ak ci ay papiers pratiquement lépp daal mën naa ne sama loxo la jaar wala man maa ko doon gérer. dama doon des fois sax ma jéemoon a absent wax ak sama supérieur sax ne ko
jàppale ma ngoon ak lii dama war a yóbbu sama papa hôpital wala dama war a nekk ak moom mu comprendre xëy na nag loolu noonu yëpp te dafa yàgg daal complicité boobu noonu yëpp xëy na loolu la moo tax bëggoon naa daanaka daal fekkee jot na fekkee sax si bi may liggéey mais bëggoon naa daal mu gënoon a fekkee tey njëriñ bi ba ma boole ko ci donc voilà il me manque grave te yal na leen daal da ko yàlla yërëm rek fi mu tëdd ak mboole mu jullit bi fa nekk yëpp. domaine professionnel ak vie de famille xaw na metti boo amul daanaka tey sa borom kër bu la comprendre rek waaye da ngay mujjee bàyyi benn bi naan domaine professionnel bi ngay mujjee bàyyi wala bee moom kenn ñaanu ko yàlla ndax liggéey naan sëy tamit jaamu yàlla la mais non man nag instant yi ça va je suis pas encore mariée mais dama koy xalaat nag dama koy xalaat ba célibataire mais ma famille me comprend su ma demee liggéey yi temps bu ma fay def 1 mois su ma ñëwaatee 2 semaines repos yi je reste avec ma famille ça va daal maa ngi sant yàlla am naa famille bu ma comprendre tamit yombul tamit tey jigéen quitté ay kilomètres dem liggéeyi daanaka Kédougou ak Dakar moom sori na sori boo xamante ne xam nga surtout nga bàyyi sa doom bu jigéen dem donc dama naan merci rek à la famille ma comprendre ba mën ma bàyyi ma dem liggéeyi. donc tamit waaw dama koy xalaat boo amee borom kër nar a alter parce que famille yeneen département yi damay gis fii tamit nekk fa di ko wax naan que dañu marié la majorité donc bu ñu ñibbee tamit repos bi xam nga nar a daw ci famille beeg yooyu noonu yëpp. mais bon comme ni ñu wax rek lépp waxtaan la tey boo waxtaanee ak sa borom kër mu comprendre la ak sa belle famille yaakaar naa ni dina metti mais tamit ñoom dinañ la comprendre te xam tamit li ngay daw pour yow la li ngay daw pour sa ñaq la pour sa sutura la ak sa njaboot donc tamit di ñaan rek ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ak seen borom kër yi gën leen comprendre waaw ba yàlla dogal man incha allah rabbi ma am tamit. war nañ xeex bépp xeex ba nga xamante ne bépp liggéey bu ñu naan góor yi ñi ngi koy def rek ñu woowaale ci jigéen ñi gën ñu ci jàppale te surtout ci domaine mine bi tey bi ñu nekk man dama naan tey ñu wax gouvernement état bi dañ naan bu ñu mënoon tey daanaka signé nañ ay convention xam nga mais ñu gën a appliquer ko rek boole ne signé convention secteur yi nga xamante ne au moins recrutement des femmes des filles dina gën a yokku xam nga dimbali leen parce que lu ñu naan formation autonomisation dara du doy ci wàllu jigéen yi comme ni ko daanaka SGO di ko doxalee ñoom fi mu ne nii naa ne Sabadola jigéen ñi ñu ngi toll ci 10% mais moom bëbëtam mooy ñu yegg ba 40% recrutement des filles donc moo tax may ñaanaat sama mbokku jigéen yi rek képp ki nga xamante ne bëgg nga ci lancé wu nga par amour bëgg nga ci domaine technique bi mine pétrole industrie yëpp nga jàng yi xool formation bi lancé wu ci te xam ne voilà entreprise yi nekkal nañ fi jigéen yi tey